مرامي عند الله يويس المدى بجاه الذي أعلى واني محمدا مرامي عند الله يويس المدى بجاه الذي أعلى مرامي عند الله ياوي سرمدا بجاه الذي أعلى واني محمدا غزاني عن الأعداء والنار والبلاء ثنائي على من زاد أحمدا مدادي وأقلامي لربي وللنبي أجاري بها من أحدث سعيهم مدى متى ما أعود للماء والشكر خادما يجود بالمنى والحوض ما زال أحمدا دعاء يستجيب بالمصطفى رب سرمدا ومني تخبر بمسعاي وأحمدا دعاء يستجيب بالمصطفى رب سرمدا ومني تقبل بمسعاي وأحمدا ما بالنبي دري إلهي وأحمد ورافقني خير البريات أحمد هدرت زواماتي mbokki jullit yi fi teew kilifa yi fi teew yépp fukki at ak juróom-ñett union de la jeunesse musulmane sénégalaise ci njiital le président national Cheikh Ahmed Saloum Dieng Nassiruddin di amal forum pour la paix saa yoo xamee ni Sénégal jàmm du fi doy mu ànd ak góor diine yi ko seqal yépp di ko organiser depuis 18 ans ren nekk fukki yoon ak juróom-ñett ay édition wax ji du gudd docteur Khadim Sylla ki woote li mu woote mooy mission wam ki woote li mu woote moom lay dox mooy waxam mooy doxam mooy jëfam ku ne xam na ni làmmiñu Cheikh Ahmed Saloum Dieng mi jiite kuréel bii saa yu àddoo luy doxal jàmm la jàng na li ñépp jàng dem bilaadul arab ñëw ak ay diplôme am wut kilifa mu Cheikh Mourtada kilifa googu mu am ku am kilifa nag ku am kilifa du gàgganti koo ci mbett ku am kilifa du wax luy yee fitna ku am kilifa du dem fuy indi fitna Cheikh Ahmed Saloum mii wallahu shahidun ala ma naqul lii fukki at ak juróom-ñett mu di ko def ku ne xam na li muy dox ci luy jur jàmm ci réew mi ku ne xam na ko bu jàmm amul woon duñu fi toog mbooleem lu muy def ci wàllu jaamu yàlla ci lu mu doon ci àdduna bala ñu koy mën a def dañuy am jàmm kon mbokk yi lii Ahmed Saloum woote ak ñi mu àndal ñun ñëpp nañ ci dugal suñu loxo ci kaddu xalif ak ci kaddu njabootu kunti yu
ak ci kàddu nawle yu baax yi fi nekk te ñu bokk ñoom diine ji ñoo ngi joxe nuyoo bi ñu waxoon léegi muy nuyoo boo xam ni tey su doon ndox la xur woo ko sànni mu fees ko su doon fleur la foo toll ci jaww ji mu xeeñal la su gaaru woon ci jaww ji doomu aadama yi gis ko dañ koy jëkkantee nuyu waaye nuyoo la nag boo xam ni ñi ma ko jaglee soo leen nattee ci jamono dañoo mel ni weer wu fenk ci biir yi biddiw loolu di kàddu yu gàtt yoo xam ni jotaay bii tey ak ni ma la xamee yow am na lu ma jox jàngkat yi dañuy wax ni nit ki su ko inaayatullahi dimbalee muy kaaraangeeg yàlla ak ñeewanteem dana ko def koo xam ni daxkaan lay doon wootekat lay doon boo xam ni lislaam lay jël ci loxoom ak làmmiñam di ko suuxat ci dënnu nit ñi day dem ba gàncax gi nga xam ne mooy sax gàncaxu gëm yàlla lay doon moom moomee dina dund lislaam ci doxalin dund ko ci sécurité dund ko ci woyof ak joxe jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ma fekk yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare bu baax a baax di jégalu nag bu baax a baax itam ci tardement bi xaw a yéex a ñëw tuuti nuyoo bi itam maa ngi koy tàmbalee ki nga xam ne moo woote bis bi di Ahmed Saloum maa ngi leen nuyu nag ci turu Cheikh Mamadou Mountakha nga xam ne moo wax ne nañ fi ñëw ànd ak sëñ Ahmed ci bisam bi nga xam ne defoon nañ ko daaw joxoon nañ ci ndigal joxaat ci ndigal ren ñu defaat ko moo wax ne bis bi daf ko ñor lool ndax yaari yëf bu njëkk bi mooy Ahmed ñor na ko kenn la ci ak njabootam koo xam ne ku am taxawaay la ci liggéey yi nga xam ne mi ngi koy deflu ci biir tariqa bi ci biir yoon wi waaye mi ngi koy def itam ci biir lislaam ji yëpp loolu neex na ko lool ndax moom xam na yitteem xam na taxawaayam xam na yéeneem itam waaye neex na ko itam ndax day bis boo xam ne bisu lislaam la bisu jàmm la ku tudd lislaam tudd jàmm ndax bañ na ko ba tur bi ci boppam islaam mi ngi jóge ci assalaam te mooy jàmm te xam ngeen ne jàmm itam mañ ko laajee Cheikh Ahmadou Bamba dafa waxoon ne xawma lu ko gën tey xawma lu ko gën a lëkk kon jàmm rek mooy lépp kon jàmm jooju nga xam ne moom lañ ñu daan tudd defe naa gën nañoo xam lu muy jëriñ ci fan yi li ci sant suñ kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom ñëpp jóg nañ taxaw bi xew-xew bi amee ngir dolli jàmm ngir yaatal jàmm ji itam kon sëñ Ahmed ñu ngi lay nuyu bu baax de ziyaare di la wax ni jàmm jooju lu am solo la ci lu am solo la ci li nga xam ne tey moo tax bis bee jóg lislaam ji itam muy loo xamante ne itam ni nga xam noonu la war a tëdde saa su nekk ci ak bokk ak ni nga xam ne bokk gi noonu lañ ko fekk te war ko ne doxale te suñ kilifa yi jiitu ci ñu topp ci ñoom di ko dox loolu itam defe naa ne bokk na ci mandarga yi nga xam ne moo war a indi jàmm te bu fekkente ne loolu gis nañ ko rek dañuy daal di war a xam fa mu jóge te cosaan la mooy ni ma ko waxee léegi ci lislaam ji la jóge ndax lu jiitu lislaam bi ñëw ku ne xam na ne ñi nga xam ñoom lislaam wàccoon ci moom muy arab yi ñoom itam ñu bari woon ay xuloo lañ ak i ŋaayoo ak i xeex ba nga xam ne bi lislaam dikkee te woote jàmm seeni diggante itam lu am solo la ndax ku ne xam na ne yi nga xam ne yëpp yonent bi daana ko def sallallahu alayhi wa sallam te jëmee ko ci lu mel ne ay xare wala yu demee noonu loolu lépp buñ ci masaan jógee rek ci jàmm lañuy joo nga xam ne jàmm la joo xam ne yàlla moo ko sàkku moo ko santaane ba koy santaane ci nii bu ëllëgee mu santaane ko ca nee maanaam muy sàkku gi jàmm ñu wut ko ci nii bu ëllëgee ñu wut ko ca nee loolu moo doon indi jàmm ci li nga xam ne moo doon kii ndax booba loolu moo doon seeni aada
kon daal ñi ngi lay xamal ne ci turu sëriñ bi lii dajale boo xam ne mel na ne moom ab dajam la mel na ne ay yëfam la mel na ay taxawaayam la moo képp koo xam ne moom ñoo bokk xalaat ci diine ji moom ñoo bokk xalaat ci réew mi moom ñoo bokk xalaat ci njaboot gi kon nag na nga xam ne moom jàpp na ne moom nga koy defal jàpp na ne itam moom nga fi taxawal gannaaw sunu taxawaay bi nga xam ne tey dañoo ñëw fekk la ci rawatina nag bu ñu ñëwee gise ko nii mu demee nga xam ne tey fenn fu nekk ci réew mi ci gox yi nga xam ne ñoo ngànk lislaam bi ci réew mi ñu gis fii seen ndaw ñu taxaw ndax ki ma fekk muy wax mooy mi ngi ci Cheikh Abdourahmane Kounta jógee Ndiassane ñi ngi fi daje ak yeneen i kilifa seet yi am suñu bàyyi Abdoul Aziz Junior mu ngoog ak si sëñ Mourtada sëriñ Moussa moom Cheikh Mouhamadou Mourtada moom itam di suñu waajur di suñu kilifa moom itam mi ngi ci jataay bi kon loolu liñ ci li muy tegtaal rek mooy ñi nga xam ne ñu ngi ngànk diine ji ngànk l'islam bi ci Sénégal kon mel na ne tey ñoom ñëpp tey wow nga leen ñu ñëw ànd ceeg ak yow ci bis bi ci turi seeni kilifa surtout loolu nga xam ne kon kilifa yi seen bopp loolu la ñuy wax loolu la ñuy wut saa su nekk moo tax ñu mën a yabal seenu njaboot kenn ku nekk ñëw fekk si bis bi ngir taxawal jàmm ji waaye dundal lislaam ji waaye dundal bopp gi noo ngi sàkku ci ñoom seeni ndénkaan di ko déglu bu baax di sàkku seen ñaan itam di ko taataan bu baax a baax waaye ci jëmm yi waaye ci réew mi waaye ci diine ji ba diine ji mën a gën a jóg mën a gën a taxaw mën a gën a dëgër ba dara loo xam ne dafay yàq bañ cee mën a dugg muy moo xam ci waxtu wu nekk rek tàmbalee ko nag ci ndaw ñi nga xam ne itam surtout ñoom ëllëgati si biir ñoom ñoo war a ngeen diine ji ci ñoom lañ ko yaakaar ñoom itam ñu soññu nit ñi ñu gën a góorgóorlu ci yar leen ak taxawu leen ak dimbali leen waaye nag dimbali ak taxaw yëpp mu bañ a doon ci loo xamante ne day jëm ci mbirum matériel rek mbirum madda waaye mu dem loo xamante ne day dem ci mbirum roox loo xamante ne itam dañuy dundal seen roox loolu itam ni ma ko waxee léegi kilifa yi def nañ seen preuve barki démb def nañu seeni doxeen joxe nañu seen i mandarga barki démb ñu leer te yàggagul dara ñu dikk de fekk fii sunu xarit mu mbokk di taaliba bu ñu rafetlu ak taaliba rafetlu aw doxinam mu nekk ci wetu président de la république waaye nekk ci wetu kilifa gi nga xam ne moom lañ tedd mooy sëñ Cheikh Mamadou Mountakha ñoom itam ñoo ngi koy sën muy sëñ ministre sëñ Cheikh Kanté bi ñoo ngi koy nuyu bu baax di nuyu mboolem kilifa yi moom fekk den jégalu bu baax ci tàdd bi nga xam ne daal sëñ bi xolam ñëw na teew na ci sunu biir suñu jëm waaw jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm man ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñëw fi di sëñ Xaadim mu boole ma ak moom soxna Seyna mu jóge Touba ñoom ñëpp ñu ànd asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñun Alaaji Malick mooy couleur suñu tur ndax nit boo nee maay diw doomu diw bu diw ba ngay mujj tax ñu yokk sa cër foo gisee lu dagg ci moom war nga koo jox cër kon Serigne Cheikh Tidiane Sy ñu ngi lay wàcc sa wàccuwaay di nuyu ñëpp wax naa ko léegi wax sa biir mbokk dafa metti ndax boo gestoo rek gis koo war a tudd te jotaay bi mayewu ko Serigne Cheikh porte-parole xalif général bu ahlu Kountiou ñu ngi lay beral nuyoo bu baax Cheikh Abdourahmane di nit ñi nga xamante ni nag ñoo nekk ci wàllu diine di ci yëngu ci dëkk beeg ci réew mi dañ koy teg ci loxo Idrissa Gaye sëriñ Idrissa Gaye mu matale ko mu nekk nit ku baax nit ku yiw may firndeel ni lii mu wax fii sànq li may bëgg a seede rek mooy xawma benn soxlaa moom Sénégal nag dafa metti parce que boo waxee lu baax ci nit ci mbooloo surtout ci ñun position yi ñu nekk ñu ne lu nekk ci ginnaaw dara nekku ci baax rek la Xaadim Samb ñu ngi lay nuyu bu baax di la nuyu ci li ñu bokk ci askan ñun askan wi ñu bokk daf ñoo neex lool bu ñu doon yàlla bindaat dañ ko naan boo ñuy bind boolewaat ñu foofu ndax amul askan wu baax ba jeex amul askan wu bon ba jeex
askan woo dugg rek di nga ci seet kenn ki nga xamante ni di nga ni acam kon ñooñu dañ leen di muñe ñun ñëpp rek ku ci nekk ca fa nga bokk buñ cay wax lu ñuul muñe ko la nga xamante ni moo ca baax te gën a siiw gën a law. Nasir ñu ngi lay beral nuyoo bu wér ci protocole dañu war a njëkkee le ministre d'État Cheikh Kanté man dama ko respecté parce que dañu ànd tukki donc grand frère ñu ngi lay nuyu bu baax rafetlu sa xam-xam wax lu tamit sa engagement monsieur le ministre Pape Amadou Ndiaye moom suma mag la te man xam naa moom xam na sas bi yàlla na la ko yàlla yombalal suñu kilifa nga ci wàllu nguur gi lu ñu man ci taxaw pour mission bi ñoŋ dinañ ko def Nasir nag yow 18 ans du ay caaxaan te 18 ans yaakaar naa ni mooy fërëm bi mais récitalu Coran bi ñaataat la 28 ans li nga def kuy làmbatu du ko man parce que benn boroom xam-xam day wax ni mal nommer les choses c'est ajouter à la misère du monde nee na mbir boo gis boo koy wax ci wax ji nga ci layam-layam yi booy wax ji di ko wër nee na da ngay yàq wax ci yi ngay def yëpp ñëpp dañ ñëwoon yarax mu yar na ko yàlla yërëm Xadafi bu demee dootoo ko defati c'est la réalité dëgg la mais comme ba nga koy def yàlla moo taxoon ak ngëm-ngëm ak pas-pas dafa am ku ñëw ci Cheikh Mouhamad Fadel Mbacké radiyallahu anhu ni ko sëñ Fallou man de bëgg naa def lii loola diis lool sëñ bi ni ko ah mbaa am nga ci pas-pas bu wér mu ne ko waaw mu ne ko pas-pas day bu dëggoo mën naa dagg lu jaasi mënta dagg mooy li ngay def yépp jom nga koy defe man suñu diggante dafa yàgg te sama yaay yal na ko yàlla jéggal daf ni dañ ne ko lu yàgg dëgg la mu ne moom gëmul loolu ñu ne ko Juuf luy dëgg mu ne lu yàgg te rafet mooy dëgg non du dëgg pourtant mën naa def juróom fukki at kon yaakaar naa ni yàgg na rafet na booba tolluwoo fii tolluwuma fii liñ am ba des daal mooy ku yebul na nga wax jàmm ndax yii yëpp day fekk jàmm am kon nañu wër jàmm nañu jox jàmm nañu wax jàmm jàmm nag kenn du ko wax rek dañ koy jëf daf ci am wax yi nga xamante ni damay profité pour wax ni nañ ko teg ci suuf parce que ça commencé jóg ci réew mi mooy waxu waaso ak waxu xeet parce que képp koo gis sëriñ ba nga xamante ni dem nga ca moom sax jox ko sa bopp bu taxawee ci sa waaso xeeb la rek nga taxaw wan ko nag yow sa bopp ku nekk na dund la mu dund ku nekk na nekk la mu nekk te fi ñuy terminer rek mooy li Cheikh Ibrahima Fall waxoon Cheikhul Khadim daf ko ni sëriñ bi jox naa la sama lépp waaye bàyyi ma ak sama ñaar sama jom ak sama ngor ndax yow ku amul jom amul ngor mënut a ànd ak yow te bu ma la joxee sama jom ak sama ngor dootuma deseeti jom dootuma deseeti ngor kon yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ñu xéewal defal ñu tawfeex asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci jéggalu ci ñi ñu waroon a tudd ñëpp te tudd ñu leen mbir maa ni demee Ahmed Saloum jërëjëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu أيها الإخوة الشيوخ الأجلاء العلماء الأساتذة الأخوات الماجدات الفضليات أحييكم وأنقل إليكم تحيات جمعية الدعوة الإسلامية متمثلة في رئيسها ومكتبها الإقليمي الذي اتخذ من داكار عاصمة دولة السنغال مقرا له. كما أنقل تحياتي إلى فخامة رئيس دولة السنغال المكي سال وحكومته وشعب السنغال من إخوتهم في ليبيا.
يشرفني أن أكون حاضرا معكم وبينكم في هذا الملتقى الذي تسمى بشعار السلام، وهذا الشعار هو شعار الإسلام الذي جاء به الإسلام ودعانا إليه، وتضافرت النصوص القرآنية التي تأمرنا بالسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وادخلوا في السلم كافة. وقال أيضا: تحيتهم فيها سلام، وأمرنا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم مرة أخرى. أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى مثل هذه اللقاءات التي تجسد فينا مبدأ أساس، ألا وهو مبدأ التعايش السلمي الذي به تطمئن النفوس وتستقر البلدان وتتراحم الأمم ويدفع عنا كل قلق واضطراب وما يعانيه العالم من اضطرابات وسوء تعايش، ما هو إلا العدوانية التي تملكت البعض فجعلت منهم أعداء للسلام. أما نحن الذين أكرمنا الله بالإسلام فدعاة سلام، ندعو إلى الإسلام، به نعيش وعليه نحيا وبه نلقى ربنا. والله سبحانه وتعالى وعدنا بهذه التحية في الجنة إن شاء الله. لا أريد أن أطول عليكم ولا أذكركم بمثل هذه المبادئ، لأنكم أهل لذلك وأنكم تعرفون ذلك وأنتم دعاة للسلم والسلام. فلمثل هذه اللقاءات تندفع النفوس إليها ويحرص الكثيرون على المشاركة فيها بآرائهم وأفكارهم من أجل تعزيز هذا المبدأ فينا، ومن أجل تحصين الأجيال التي يراد بها بتسفيهها وباستخدامها في مجالات لا نرتضيها نحن ولا يرتضيها ديننا ولا ترتضيها عاداتنا أو تقاليدنا. وأخيرا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا للأستاذ أحمد سالم الذي نظم هذا الملتقى والذي دعاني، كما أشكر جميع الإخوة الشيوخ وممثلي الخلفاء والطرق والحضارات الروحية في بلد السنغال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sénégalais ak xaritoo ak àndandoo bi am ak réew moom représenté muy réewum Libye, loolu wax na ko ci discours am. wax na ni bu ñu bañee réer nañ delluwaat ci alquran karim, delluwaat ci hadisu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni tàmbalikaay ba digg ba jeexal ba lépp ci jàmm rek lay dellu. ne nee na su jàmm amee Sénégal wala mu am ci àdduna bi, jullit yi ak askan wi ak kuréel jullit. maa ngi nuyu mbooloo mi ku ci nekk ci turam ak ci santam, di ci jiital nag sama sëriñ sëñ Koso, di teg sama nuyoo ci sa loxo pour nga jottalil ma ko këru diine yi fi nekk yépp, nga xam ne fu ci nekk rek yàlla def na ma am fa cër, mu doon ci kuntiyu yi, ci kër Alaaji Malick Sy, maa ngi lay ziar, di feneen ak feneen. yàlla def ma ñëw aussi fekk fi ay mu xaddam yoo xam ne nii ku mel ni Imam Gaye, soo taxawee ci wax ci télé bi rek nga nekk xam lu muy wax a ngi nii. Imam Sylla ndeysaan le grand conférencier, macha allah li nga am ni tey yombul de 18e édition nga ñëw amuloo qualité nga amee te ñi fi nekk ñëpp ñoom ma dikkeek ñooñu dafa mel ne sax ay kaamil ñoo fi taxaw lu ñuy wax rek ci yoonu l'islam ni koy teg ak ci sunnas Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam. yàlla boole ñi nag Sénégal may ñu lu kenn amul. dama yàgg wax ni Sénégal suñu diamant, suñu pétrole, suñu or mooy diine ji, mooy magu diine ji.
tey am na dëkk yoo xam ne am nañu jamaa am nañu pétrole am na ñuy nekk mais mënuñu ko jiir ñu parce que lu tax amuñu li Sénégal am jàmm ji te jàmm ji lu ko indi mooy diine ji te diine ji mag ñi ñoo ko fi jëmbat te ku yaakaar ni mën nga ñëw Sénégal taal ko noonu dem sa yoon yaa ngi nax sa bopp di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di julli ci rasulullah di ñaan suñu mag ñi yàlla na yàlla yokk seen reer amiin Ahmed président nee na mi ngi lay féliciter parce que bi may ñëw dafa tànn nag ñu am solo docteur Ndiaye ak son excellence ambassadeur Fall ak ministre conseiller Ndoye délégation bi waroon na fi ëpp mais dañu am benn camarade bu wàññeeku ci Côte d'Ivoire Bass corps bi war a ñëw moom ci boppam moo fay dem pour teeru ko looloo tax tey ñi ma waroon a àndal ñëpp tey ñu ci bëri dañ faa dem di nuyu nag Maodo Malick ku baax a baax a baax ku yëwan borom Pastef Ahmed sa thème bi dafa am solo dafa ni impact Covid-19 sur la société humaine sooy wax société humaine rek da ngay globaliser mais particularité bi ci Sénégal la ci suñu identité remarquable ci lañ jógee mooy suñu nitu diine yi moo tax war nañu bàyyi xel bu baax di lire mag ñi li ñuy bind consensus social xam ngeen fi mu jógee maa ngi koy réfléchir sànq ci al azabiya 1377 Ibn Khaldun moo ko njëkk a bind parce que consensus social day joxe ay droit joxe obligation ci li koy indi mooy waxtaan fu mu feeñ entre nguur ak ñi mu ko seqee rek dana tax nguur respecter droit wu ñi mu ko war a respecter mais ñi nekk ci nguur aussi respecter seen obligation donc dafa naa ni su ma continuer di wax ni timis jot na mënuma def lu dul au nom du président rafetlu sa taxawaay di la féliciter di la wax ni fi nga teg sa tànk foofu la di ñaan jàmm ci réew mi ko seetaan di livre bi dafa am imam bu nekk Amérique am fa école bu mag mu imam Ndiaye imam Mohamed Ndiaye livre bi daf ko def ci Serigne Touba di ko jàngal xale yi foofu mu ne woon nag naa ko joxal Cheikh Mouhamadou Mountakha comme suñ ko soogi fi nag dama koy jox mu def ko moom bi fi ñëwee Sénégal bi ñu génn dama ci si Mountakha sàkk ko ci ndigal si Mountakha jox ko ci ndigal ndax moom ay tout temps lay jàngal mais da ko def ci anam goo xam ne anam gu neex a dégg la ci anglais di ko jàngal ci école ba bismillahi rahmaani rahim dañoo daje fii tey ci résidence Lat Dior di taxawal 18e forum islamique pour la paix nga xam ne ñu ngi ko tàmbale woon ci 2003 at mu jot ñu wutal ko benn thème yi nag toujours dafay sotti ko ci jàmm ak stabilité thème ren bi nag ñu waxtaan ci li nga xam ne moo jaaxal àddina te su fi jógul jàmm du fi am mooy Covid bi thème bi ñu wut ay experts yoo xam ne dañuy wax ci Covid bi jeexital ji li mu jeexital ci dundu doomu aadama l'exemple du Sénégal jeexital gi mu jeexital ci wàllu éducation jeexital gi mu jeexital ci wàllu social jeexital gi mu jeexital ci wàllu économie ak jeexital gi mu jeexital sax ci wàllu doxinu àddina lu mat ñeent fukki association fa war fee teew suba incha allah taala ci bisu dimanche bi yenn fi xalaat ci loolu tënk fi ay xalaat yoo xam ne incha allah ci tàkkusaan danañ ko tasaare def ko ci anglais def ko ci français def ko ci arabe tasaare ko ci institution internationale yëpp ba ñu xam ne lii mooy gis-gisu jullitu Sénégal ci li nga xam ne war na ci kaw àdduna bi xëy na bu ñu tënkoo ci lii yàlla mën naa oyofal mbir mi ci ñun bis bi ñu ngi ciy sant son excellence président de la République Macky Sall ndax xam ngeen ni wax naa fi daaw jéeg ak daawaati jéeg ni bi ko yàlla joxee mu jiitu Sénégal ba tey musta nangoo génne loxoom ci bis bi ak bisu alxuraan bi ñuy def ci koor gi
kon nag kooku nit nag boo dee defal lu baax da nga ko war a siiwal jéebaane ko ba ñëpp xam ne mi ngi koy def te gis nañu aussi li mu def ci kër diine yi gis ngeen ni kër diine yi fu ci nekk wala fu ci bëri boog def na fa ay palais ndax kër diine yi dañuy recevoir ay zot ay gan te léeg-léeg mu xaw a xat mais fenn fu ne def na fay palais lam naroon def ci Massa ci Touba ci palais sëñ Sidi Mokhtar jox ko ndigal ni ko def ko ci Masaalikul Jinaan ci ay tali ak i làmp kon nag nit buy def lu baax dañ koy war a jaajëfal li nga xam ne yëkkati na ko muy plan Sénégal émergent impliqué na ci ay arabisants yoo xam ne ñu ngi ko ci xalaatal di ko ci jox ay xalaat kon nag ñun amuñu dudul sant ko gërëm ko waaye beral ak cant ak ngërëm Maolana Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xam ngeen ne at mu jot mu yebal taawam sëñ Kosa Mbacké non seulement yebal ko mu ñëw sa indi ñaan sëñ bi indi kaddu sëñ bi waaye indaale barkeelu sëñ bi te sëñ bi ñoo ko war di jox te daaw jéeg dafa def lu rëy rëy màggal gi dafa weesu ma dellu Dakar ànd ak ganam yi gan yi jógoon ci pays étranger yi ma dem ba Dakar doomam woo ma nii ma sëñ bi nee na nga ñëw fi du mu gën a gaawee man sa damaa tiitoon boobu def na maa def dara waaye bi ma demee mu ne ma dama bëgg kañ rek kañ la ak gërëm la ak sant rek moo ci laaj jublu xam loolu yombul kon nag ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax waaye di sant kilifa diine yi nga xam ne yëpp seen i ndaw teew nañ fi tey xam nga ne léegi la fi Cheikh Ahmed Tidiane Sy di doomu Cheikh Abdou Aziz jógee jiite cadre unité de l'islam léegi la fi porte-parole bu Ndiassane jógee di sëñ Abdourahmane Kounta léegi la fi docteur Khadim Sylla jógee ak docteur Abdou Aziz Kébé ñi nga xam ne ñoo ŋànk aji Sénégal léegi la fi sëñ Madika Seck bu Thiénaba jógee léegi la fi sëñ nu mu tuuti sëñ Idrissa Gueye jógee di borom xam-xam di ko am taxawaay su ma nee ni mu doy wëri waaye daal bis bi daal mel na ni lislaam gi daje na fi umma bi daje na fi askan wi daje na fi liñ ci yéene ci jàmm yëpp yàlla na ko yàlla jàmm moom la ma waxoon ko fan yee passé ci benn ndaje bu ñu doon def ci kër Idrissa Gueye nee naa leen man mi xamoon Libye xamoon la fa ne ci alal xamoon Kadhafi ak puissance bi mu am nga xam ne moo doon le président le plus puissant en Afrique wala sax xëy na ci monde bi ñu ko ci ëpp ndoole ak kattan bëriwul ak alal xamoon Libye la fa nit ñi daan waddee di wuti xaalis te tey jii Libye mënuñu am ñaar dërëm amuñu stabilité dañuy rang mburu di rang essence maanaam lu ñu lekk sax dañuy rang ay waxtu pour am ko kon fa réew ma lépp nga fa mais xaalis dafa amatul stabilité amu fa loolu nag ku ko xam da nga tiit ci li nga gis si réew mi li ñu gis si réew mi fan yi passé tiital na góor su ne te al fitnatu naa'imatun la'ana Allaahu man ayqazahaa fitna dafay nelaw yàlla rëbb na ko yee te képp ku yee fitna nag mën nga ko yee waaye doo ko mën a tëral kon nañ moytu fitna moytu xeexu waaso moytu xeexu diine moytu xuloo ngir principe politique jatte xuloo kenn ku ne défendre ce principe boo convaincre citoyen sénégalais yi réew tànn su élection jotee ñu tànn la jiital la jàmm daal mooy jàmmi réew mi jàmm mooy jàmm askan wi jàmm mooy jàmm diine ji su jàmm amul jàkkee sax des na tuuti kenn du ci mën a yem ndax li bigéey ay benn ambassadeur nekkatu fa ambassadeur yi dafa ne ñibbi nañu ndax da ngay yor sa oto di dawal en tant que ambassadeur ab xale teg la fital ne la wàccal oto bi jël oto bi doo am foo ko porter plainte ndax tribunal amatu fa police amatu fa gendarmerie amatu fa kon nag maa ngi woo société sénégalaise ñu suuxat jàmm dund jàmmoo ndax Sénégal comme ni ma koy waxee saa su nekk dafa nekk pays phare ci wàllu jàmm loolu li ko waral mooy diine ji fi ne sax ci xol yi sax ci xel yi ak pastos yi fi ne ak kilifteef gi fi ne ak nangu xel yi nangu ak nangu nit ñi nangu loolu nag ku ko fooyee ba jëlee ko fi ba indiwaat ko fi dina jafe kon nag ñu ngi gërëm aussi di beneen nuyoo sëñ Mountakha Mbacké ndax bii lii amee rek dafa contacté sëñ Mbaye Sy Mansour wala ñoom dañoo waxante seen biir xaw ma sax ku ci contacté mu mi waaye waxante nañ seen biir ba nangu seen njaboot daje ca Dakar waxtaane jàmm Sénégal njaboot gi aussi bi nee ba Dakar dañoo dem wax ak président de la République wax ko ni ko kilifa yi ñoonu bañ jógee ca moom dem ci institut islamique wax beneen njabootu sëñ Mountakha dem ci opposition wax ak ñoom ba jàmm ji taxaw tey loolu tey ci bëccëg rek Mamadou Ndiaye mi ma koy wax mi naam lii dafa wane waat doole nitu diine yi ci société sénégalaise dana yombul ndax amul Burkina Faso amul Bénin amul Togo Sénégal la ko yàlla defal kon yàlla na fi sax te yàgg fi jàmm yàgg fi Sénégal continue di nekk réew référence ci àdduna bi réew référence ci Afrique réew référence ci wàllu soufisme waaye réew référence ci wàllu stabilité wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Covid bi andi ba 1 milliard ak lu topp ci ay ndongo jàngatuñu li ko waral mooy àdduna li waroon ci wàllu éducation dafa amul dëgg-dëgg daf ñoo bett te lu la bett mën la réew yu bari ci àdduna bi préparé wuñu woon seen bopp ci façon situation bu mel nii réew bu bari ci àdduna bi amuñu na ay disposition li nga xam moom mooy jàngale on board nga xam ne ndongo yi dañuy toog seeni kër jàngalekat ba nekk bureau wala këram di leen jàngal kon tey ji ñu gis que ni itam li tax Covid bi impacté niveau bu toll nii 1 milliard ci ay nit toog jàngatuñu bokk na ci mooy réew yu bari ci àdduna bi amuñu am ak mën-mën dem ci lancé boobu mooy lan mooy jàngalekat ba nekk fële di jokkoo ak sa doom réew yu bëri famille yu bëri amuñu kàttan googu li nga xam moom mooy économiquement financièrement attanuñ ko mënuñu ko bal sax da ngay wax ni réew yu bëri
internet bi yomb na rek ci téléphone yi nii pour nga dugg nangam mais pour nga jàng bii tax ñu naan jàng internet bi war yow élève bi dafay cher ci yow ci réew yu bëri ci àdduna bi. kon mu mel ni tey jii li tax Covid bi impacté loolu yenn la ci sabab yi nga xamante ne moom moo ko waral loolu nag dina yell te dina jaadu ñi ŋànk njàng mi ci àdduna bi ak ñi nga xam ne ñoo jiite seeni réew ñu taxaw càmbar mbir boobu xool nuñ koy saafara ba ñu mën a génn ci situation bi ñu toll. xam nga loolu bu ñu ko tàmbalee daf lay wan ni li xew université de Dakar lu doy waar la te loolu sëñ bi il faut ñu. mënuñu cee bañ a wax. parce que lii moom mooy ci dafa bokk ci taaru réew mi. nga xam ne ay waaso yoo xam ne dañuy dugalante fasante di jàppante di kal mu am ay gàmmu. bu ñu demee nag ba ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo war a jël loolu yeggale ko dem bëgg koo yàq ci yàqin boo xam ne bu ñaaw la wax dëgg yàlla nag waruñoo mënuñu sëgg ci loolu rek daal di loolu garaawul na jàll na dem lu doy waar boobu moo fa am rawatina nag ci université ñun ñi nga xam ne université la ñu nekk di fa jàngale rus nañu lool ci li nga xam ne am na foofu vraiment gàcce la dénoncé ko ak fu mu mënti toll moom moo tax may tàmbalee ci sëñ Cissé ci kii boobu parce que loolu doy na waar mais loolu nag nga xam ni daf ñu dugal ci àdduna boo xam ni jàppalante bi amoon ci suñu diggante moo commencé di nasax benn firnde ci feebar bi la maanaam feebar bi mi ngi tàmbalee Chine ci Wuhan ba mu fa tàmbalee àdduna bi yëpp dañoo taxaw di seetaan am na taxawaay bu ñu doon taxaw sax ci diine l'islam ni ñu sant ni noonu la ñu war a taxalee ci feebar mbir mi foofa la yem maanaam bi mu commencé Wuhan tuuti nit ñoo tàmbalee feebar mais àdduna bi jàpp ne ñun suñu yoon nekku ci ñoom seen problème la nañ ko régler mbir mi commencé tas ba dugg biir Chine gi yëpp mais lu tas ba dugg biir Chine mujj gi mu dem Europe mujj gi mu dem Amérique mujj gi mu ñëw Afrique donc taxawaay bi nga xam ni doomu aadama yi mënoon nañ koo taxaw rek mbir mi mu daal di yem foofu ñu jàppale leen suñu doole ji ñu am yëpp ñu def ko foofu ba nga xam ni du génn Wuhan googu kenn du génn Wuhan di dem feneen àdduna bi taxawee wuñu noonu donc loolu aussi daf lay wan ni nekk nañu ci àdduna boo xam ni jiital nañu ab koom ba fàtte leneen li nga xam ni am na solo lool ci suñu nekkin mu mel ni kon sëñ Ahmed waxtaan bi nga xam ne dañ koy waxtaan ci mbirum impact Covid bi ci social dafa am ñaari mbir yu ma ci bëgg a génne rek mu gaaw muy li ñu tuddee confinement ak distanciation ku ne xam na ne dëkk yi nekk ci àdduna bi yëpp mbas mi bi mu fa ñëwee toll na foo xam ni nguur yi dañoo jël décision ni dañuy tëj nit ñi bu kenn génn muy confinement bi ci topp ñu ni nit ñi nañu sori wante xam nga loolu rek ñaar yooyu rek boo ko jëlee nga delloo ko suñu penc yi da ngay gis ni dina indi problème maanaam tëj nit ñi loolu jafe-jafe bu bari lay indi parce que boo ko dee xool fii ci suñu réew bi ñëpp xam nañ ni ñu ci bëri bu ñu xëyee dañuy dem lijjanti ci dépasse du loo xam ne dañ leen ko ñi fiy fayeeku weer bariwul ñi ci ëpp ci ñi jot dara ci koppar dañuy xëy di ko lijjanti léegi bu fekkee ni tëj nga leen dafay am jafe-jafe rawatina nag nga tëj leen ci dëkk bu nga xam ni ñi ci ëpp ci ñoom Dakar la ñu féete parce que nag bu fekkee ni dañuy waxante dëgg Dakar bu fekkee ni Sénégal 16 millions d'habitants la 5 millions yëpp ñi ngi dëkk Dakar 5 millions d'habitants yi ñi ngi dëkk Dakar Dakar moo gën a tuuti ci Sénégal 550 kilomètres carrés la waaye ci nit yi yeewu ci Sénégal ña ca lim ba ci ëpp ña nga Ndakaaru loolu nag tubaab bi moom moo ko defoon ci bi muy wax économie de traite dafa jëloon usines yu bëri def ko biir Dakar bi nga xam ne bi ñu demee ba 1970 mu commencé am problème mu nawet bi tawatul ba tooy nit ñi ci bëri dañoo commencé bàbbeeku daw di wutali Dakar parce que fa la usines yi nekkee woon bu ñu demee nooraani mujj gi daal di fay lang toog fa 1970 affaire bi continuer ba tey jii Dakar toll fi mu toll tey jii waa Dakar maanaam ñi dëkk Dakar ñoo ëpp waa Gabon yëpp boo leen boole Gabon yëpp boo leen boole 2,5 millions d'habitants la ñu maanaam Dakar mat na ñaari yoon Gabon te Gabon moo gën a yaatu Sénégal Gabon 260 000 kilomètres carrés la Sénégal 197 000 kilomètres carrés la waa Dakar ñoo ëpp waa Mauritanie te Mauritanie moom ay def na ñetti yoon wala ñeenti yoon Sénégal ci yaatuwaay kon loolu tamit daf lay indil moo tax bu ñuy lim kaa yi di gën a bëri Dakar feebar bi fa mu gën a grave Dakar la gën a grave maanaam boo jëlee li jël ci région yi yëpp boo leen boolee tënk leen li ñu am la nekk Dakar ful na leen ay ñetti yoon wala ñeenti yoon. kon ci gàttal donc même approche bi la ñuy xaw a def li ñuy insister rek mooy
corona bi muy commencé crise sanitaire la woon nga xam ne ci wàllu paj rek la mais aujourd'hui xam nañ ni ëmb na domaines yi nga xam ni moom la doomu aadama di dundee yépp moo xam social la moo xam économie gis nga taalim ñi ngi sant Moussa waxtaan wu am solo la ci def ak yeneen aspect yu bëree bëri social nag suñ ko waxee aussi moom mooy bépp relation bu am boo xam ni moo nekk diggante doomu aadama yi askan wi ni ñuy dundee seen relation yi ñu am relation yooyu mun na nekk relation individuelle mais mun na nekk relation collective individuelle am na ay comportement changement mutation yoo xam ni day am ci nit ki sur le plan social professeur tudd na ci lu bëri donc loolu mais aussi sur le plan collectif itim bari na ay changement ay mutation yoo xam ni dafa am loolu li mu ñuy laaj mooy dañu war a soppi doxalin dañu war a soppi dundin mais suñu jëlee social jàpp ni yeneen secteur yépp day mujj ñëwaat ci social duma ni social moo ëpp importance ci li ñu fi wax lépp ci yeneen secteurs yi mais presque social en tout cas moom moo ci gën a ëpp solo parce que bu ñu amee problème économie day répercuté wu sur le plan social bu ñu amee problème culturel day répercuté wu sur le plan social bu ñu amee problème santé day répercuté wu ci sur le plan social kon yépp day mujj dellu si ci social googu nag gis nañ ni effectivement Covid bi daf cee def ay impact yu jéggi dayoo soo jëlee par exemple wàllu li ñuy tuddee at-tanmiya c'est-à-dire développement nga xam ni li ci gën a am solo bu dee ci wàllu économie xëy na ñuy wax ci économie dinañ ci revenir moom mooy importation ak exportation bi nga xam ni dëkk yépp dañ koy def aujourd'hui parce que noonu la àddina bi dundee bari na lu bëree bëri loo xam ci biti nga koy jëlee yow it di nga amus néew soo xam ni da nga koy génne impact bu jéggi dayoo kon la am ci wàllu Covid bi beneen bi moom mooy suñu jëlee wàllu liggéey xam ngeen ni ak chômage loolu li gën a fës ci Covid bi presque da ngay jàpp ni loolu la dañu ne fi mu nekk àddina bi am na retard comme ni ko Moussa doon waxee ci wàllu éducation am na retard boo xam ni normalement d'ici 5 ans wala 7 ans selon Nations Unies li muy wax mënuñu koo rattraper li ñu perte ci ay mbir par exemple aujourd'hui dañ naan presque genn wàllu àddina bi ñi ci doon liggéey ñi nga xam ni dañoo actif di liggéey genn wàll gi perte nañ seen liggéey ndax Covid bi te xam ngeen ni loolu kon li muy jur mooy famille yi li ñu doon am dootuñu ko mun a am confort bi ñu doon dundee dootuñu ko mun a dundee bu fekkee da ngaa waroon a am kër ak fu demee ni suñu dëkk yi ni mu tàngee nga war a am sa climatiseur wala sa ventilateur amatoo moyen boo ko defee donc yooyu day créer problème dépense bi fi mu waroon egg du fa egg day gën a yokk àddina bi presque lu ëpp milliard ak lu tegal egguñu woon ci mun a dunde li ñuy tudde seuil de la pauvreté c'est-à-dire dañu jàpp ni doomu aadama bu nekk pour ñu bañ laa tuddee ku faqiir ñu bañ laa tuddee ku pauvre mooy ngay jëfandikoo ci bés bi lu ëpp presque $2 $1.90 c'est-à-dire lu ëpp lu boo dul dépenser lu ëpp $2 ci bés bi dañuy jàpp ni yow faqiir nga te loolu imagine leen $2 à peu près 1000 francs 1200 francs la ñu ne léegi yow sa jàng sa dund sa santé sa location sa fay ndox sa fay courant loolu lépp soo ko dajalee du mat 1200 francs xam ngeen ni loolu kon lu jéggi dayoo la ñu ne la nag lu ëpp ay milliards ci doomu aadama yi ñu ngi koy dund ci suñu jamono ji ñoo xam ni egguñu ci seuil boobu et que dafay gën a yokk nag bu ñu defaatee ay études ci li tax ak corona bi kon ñàkk gi vraiment dafa tiital àddina bi fii pandémie bi jëmee nit ñi ñàkk gu jéggi dayoo la nar a yóbbu doomu aadama yi. am tuuti rek luñ sof ci kàddu Oustaz Moussa Kanté ci wàllu mbas mi ak
jeexantal bi mu am ci sunum njàng ak yarub xale yi. xam naa yenn détails yi du ma ci dellu yi ñu waajaloon ci wàllu mbas mi ak li ko ni mu ñëwee ci àddina bi ak jeexantal bi mu am ci réew yu bari ci réew yu am doole yi ak réew yi ñuy wax ni dañoo nekk ci yoonu suqaliku ak réew yi nga xamante ni dañoo ndóol lool wala dañoo ñàkk lool. fii ci sun réew mi rek laay jël ñaari wala ñetti aspect ñetti yépp dafa concerné njàngum réew mi. benn bi njàngum bi ñuy tuddee fondamental maanaam li tàmbalee ci classe yi gën a suufe ba terminal la. bi ci des njàng mu kawe mi la gën a concerné muy université yi. bi ci des système bi nga xam ne ñi nga xamante ni mën naa am bokkuñ ci système bi ñu leen di tudde informel moo xam ay daara la walla ay jàngukaayu xam-xamu diine ñoom la concerne. bi ci jiitu muy daara yi suufe yi mooy tàmbalee ci classe primaire yi walla yi ko gën a suufe ba ca kaw. dañuy gis ni biñ déclaré ni réew mi am na ay cas yu néew mën naa am sax booba matagul téeméeri cas jëwriñ jiñ dénk njàngum réew mi ànd kook ay kilifaam dañoo jël dogalub tëj daara yi tëj ko luy tolloog ñetti ay bis walla ñeenti ay bis. booba ña ngi ci weeru mars mën naa am xaajal nañ programme yi ñu doon jàngale yi ci ëpp xaaj na. def nañ tamit nattu yi njëkk a def maanaam évaluation yi njëkk a def nañ ko muy premier semestre. li ñu seetlu ci dogal boobu mooy dogal boobu dafa nekk dogal boo xam ne mën naa am yàkkamti xaw na cee am maanaam yàkkamti xaw na cee am. bañ koy jël sax ci feet yi la maanaam ñi ëpp ci jàngalekat yi booba ña ngi waaj a dem. ñi ni li tax ñu jël ko mooy dañuy bañ maanaam école yi ndegam xale yi dañ fay dajee ci xale yi virus bi mën na leen a dugg donte du leen lor sax ñoom ni muy lore mag ñi waaye ñoom mën nañ koo tasaare mën nañ koo wàll seeni waajur ak yu mel noonu. ab problème la walla boo xamante ni dafay laaj saafara dafay laaj ñu saafarawaat ay saafara yoo xamante ni war nañ koo def ci sun programme war nañ koo def tamit ci contenu programme bi maanaam yi nga xam dañoo jàpp ni amaluñu njariñ walla yi nga xamante dañoo jàpp ni ay détails la yooyu war nañ koo mën a génnee ci programme bi. foofu lañ war a xalaat jëm ci daal ndax nii ñu bàyyee programme bi xale yi di jàng lu bari loo xamante ni mën naa am dañ lay wax ni mënuñu koo jeexal ba abadan maanaam leçon yi ñuy am ci HG wala yi ñuy am SVT mënut a jeex xanaa dañuy jéem a taqale rek bu lu mel nii wàccee maanaam bu ñu amee lu mel nii maanaam li xew tey li xew ren li xew daaw bu xewatee wala yeneen yu ko gën a garaaw yeneen ñun mosuñoo dund guerre ñun Sénégal am na réew yoo xam ne yàgg nañ ko dund ca lii guerre ko gën a metti yenn kii tamit famille yi mosuñu koo dund am na yeneen xew-xew yoo xamante ni buñ ko dundoon mën naa am kon sun école wala sunuy daara danañ gën a souffrir kon loolu mooy li aju ci daara yu ndaw yi wala li ñuy wax éducation fondamentale ca yaakaar naa ñi ma ko gën a xam ña ngi fi muy inspecteurs yi ak techniciens yi nga xamante ni ñoo ci yëngatu. bëgg a ñëw ci thème bi it ñu ciy sant sëñ Ahmad Saloum ndax xalaat bi mu xalaat ku ne xam na ne àdduna moom dafa baaxoo di am ay jafe-jafe ay crise di am catastrophe di am ay guerre lépp di am
loolu bu dee am nag ku ne xam na ne day bàyyi ay jeexit ci dunduk nit ñi ci seen xalaat ci seen gisinu àdduna waaye léeg-léeg da leen di yee ci ay nelaw yu ñu nekkoon léeg-léeg day wane ay dëng-dëng ak rëq-rëq yu nekk ci dunduk nit ñi yaakaar naa ne li fi professeur Djibi Diakhaté wax docteur Moussa wax ko fi wane na ne xew-xew bi muy virus bi walla pandémie bi indi na wane na wuññi na ay awra walla ay jafe-jafe yoo xam ne mu ngi ci suñu dund. maanaam gendiku yi ñu mën a gendiku ci jeexit yi nga xam ne mbas mi am na ko ci suñu dund wàllu diine dinaa ci génne ñeent yoo xam ne yu ñuy gendiku la bu ci njëkk mooy indi na ay soppat ci niñ doon dunde suñu diine loolu gis nañ ko bu baax a baax ci niñ doon jullee ci mbooloo ci jumaa yi loolu moom lu ñu gis la ñun ñëpp feeñ na ci ñàkk aji màkk gi nga xam ne yu baree bari daan niñ ak aj màkk ni mu toll ci jullit ñi umra mu doon loo xam ne am na jeexit lool ci yëg-yëgu jullit ñi ci seen bopp ndax jàpp naa ne fii Sénégal yaakaaruma ne xam nga dañuy wax at yu yàgg mos naa am màkk ñu tëj kaaba gi wala nanga waaye événement bu am ci Sénégal bañ tëj jumaa yaakaaruma ne am nañu ko fi fàttaliku néew ma amut mos sa am mais ñi ko fàttaliku yaakaaruma ne bari na bu fekkee ne mos naa am kon loolu fokk mu am jeexit ci yëg-yëgu jullit ñi ci réew mi beneen bi mooy niñ doon dundale suñuy événement religieux maanaam màggal yi gàmmu yi yenn ziyaar yi loolu ku ne xam na ne ni mu dugge ci dunduk sénégalais yi ndax ñun ñëpp xam nañ ne sénégalais ci population yi ëpp yu ñuy wax religiosité lañ ko yox te day yoon yaakaar naa am na rapport bu américain yi def mat na am ay ñaari at xaw ma yoo xam ne bi ñu nattee niveau tadayyun ci àdduna bi Sénégal a jiitu waaw loolu ab rapport la boo xam ne yaakaar naa kilifa yi fi toog xam nañ ko kon loolu Sénégal population bu mel noonu ñu jekki-jekki ñu arrêté dajaloo yi amut dara amut loolu ku ne xam ne dana am jeexit bu baax a baax ci yëg-yëgu nit ñi waaye leneen luñ constaté mooy maanaam palaasu diine ci société bi xew-xew bi fësalaat na ko waaw fësalaat na ko ndax ku ne xam gi dégg ngeen coow lim fi jur ci tëjum jàkka yi ak yooyu loolu mooy wanewaat na palaasu diine beneen constat bi ñetteelu constat bi mooy wanewaat na it wàccuwaayu nit diine yi ci société bi ku ne xam ne Sénégal dinañ remettre en question palaasu nit diine yi am na ñoo xam suñu jàpp ne daanaka amuñu fi place ci société bi daanaka xëy na ab sëf lañ gën a doon waaye xew-xew bi wane na taxawaayu kilifa diine yi ci dalal nit ñi ci orienté nit ñi ci jox leen ndigal ci ñu war a respecté li ñu war a respecté waaye ci dimbale leen loolu tàmbalee ko ci xalif généraux yi ak ci association islamique yi yooyu yëpp gis nañ taxawaay ba yaakaar naa ñëpp nangu nañ seen taxawaay ci xew-xew bi bari na ay ONG ak i nangam yu daan coow bari woon wax lool nga jàpp ne ñoo yor réew mi waaye bi xew-xew bi jotee déggoo leen waaw waaye gis nañ wax dëgg yàlla nit yi diine ji fi ñu taxawu société bi fi ñu taxawu population yi loolu moom fees na ci xew-xew bi kon loolu constat la beneen constat bu mujj bi mooy gis nañ ne ji am na jeexit ci suñu gisiinu maanaam suñu jànginu diine maanaam fiq bi laa bëgg a wax sax maanaam ak trois waaw suñu dégginu diine am ñaata séminaire ak colloque lañ def ci ay fataawaay yu génn ci wàllu mbas mi maanaam yu bare bari ñu ngi ko xalaataat ci ni ñu doon dunde diine ak nuñ ko jàppe woon bu yàggul rek def nañ benn mu'tamar boo xam ne ci fiqhu nawazil lañ ko def maanaam xew-xew yu bees yi naka lañ ci war a ijtihaade loolu xew-xew bi indi na ci lu baree bari jur na ci ay jàngat yu baree bari kon loolu ay constat la kon loolu li may daaneel rek mooy xamle ne kon mbir mi dafa ubbi buntu jàngat kon lii daje bi mel nii dafay gën a poser ay questions lay gën a poser ci indi ay réponses dama jàpp ne dafa war a gën ñoo pousser bu ko defee moo tax su mel ne Sëñ Saloum jotaay yi am na solo waaye am yeneen jotaay yoo xam ne am jàngat lay doon genre atelier lay doon ñu jël questions yi waxtaan ci génne production dara loolu yaakaar naa ne man bu dee damay def recommandation boobu rek laay def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbokk jullit yu tedd yi nu ngi leen di nuyu
di ci jiital sunu xarit seen xarit Oustaz Ahmed Saloum Dieng mi nga xam ne ci yitteem ju rëy ci matam ak leader te dañu soxla leader buy boole tariqa yi di boole association islamique yi mais di boole personnalité yi di boole ndaw ñi di boole mag ñi ak leader noonu la war a mel te moom noonu la mel macha allah yal na yàlla yokk maqaamam yokk garaatam yokk ngëneelam di am mbégte ci jataay bi di sant mbooleem ñi fi teewoon surtout ñi fi def kàddu yi am solo yi suñu mbokk mi nag laay tàmbalee jeune bi Moussa Kanté dama bëgg ñëpp souligner ko ñi encouragé ko mais encouragé Ahmed Saloum Dieng ci mat leaderam leader bu mat day tabax nit te wax dëgg yàlla taxawaay bi dafa am solo te mu mënoon a wax ne xale la waaye gis nga dafa fees dal place bi wax na expertise wax na xam-xam analyser na mbir mi dem na ci sur le plan mondial lépp su Ahmed Saloum Dieng nekkoon koo xam ne mbiru diplôme wala mbiru lii mbiru laa lay apprécier nit konoon mën na indi keneen waaye yaakaar naa ne li mu fi indi jar na souligner bu baax a baax sant ko gërëm ko remercier ko encourager ko mais Oustaz Ahmed Saloum Dieng kazalika naka noonu kon duma bëgg xaabaabal ci tàmbali yooyu l'impact de la Covid-19 sur le plan religieux l'islam daf ñu jàngal li mu tuddee jataay bi la forum mondial pour la paix foofu laa bëgg a sàttaxloo foofu laa bëgg a duggee du ay théorie l'islam bokk na ci li muy dëgëralee jàmm jooju moom rek moo santaane nuyoo boo xam ne saa soo gisee nit ki danga ko koy nuyoo te mooy jàmm yàlla na nekk ci yow loolu lépp ci diine dong lay dellu kon islam dafa impacté mbir mi loolu moo tax a bind Considine boobu sociologue boobu comme kon kii wu naataango docteur Djibou Diakhaté la mu wax mu ne les médecins et les gouvernements marchent sur les traces de l'islam article bi mu mujj bind journal Le Soleil génne ko loolu laa ko intitulé sur les traces de l'islam contre la Covid-19 mu ne ndax adduna bi xam nañ ne li ñuy wax ni yëpp ki ko njëkk a wax il y a de cela 1400 ans mooy prophète Muhammad alayhi salaatu wassalaam ba ci sax mesure yu bare ci tëj jàkka yi ak tëj jumaa yi ak arrêté omra bi pour man avant tout du feebar bi xam nga lan la jàngale l'islam la yi nga xam dafa bokk ci ay objectif am kulliyaatul xamsa sàmm bakkanu nit sàmm wér-gu yaramam jàngale l'islam nag dafa matale gis nga ci nuyu joxe loxo boole na ko ci mais mën na ci bañ am bu fekkee ne soxlawul joxe loxo nga yem ci asalaamualeykum rek yeneen yi itam mën nga dund bu normal mais situation particulière l'islam dafa lay indil ci ay njàngaleem yoo xam ne lu particulier lu mën a faj moo tax ma ne la gisuma ci borom xam-xam yi nekk ci adduna bi ku contrôle mesure yooyu du ci personnalité du ci institution du ci leneen man mii ci ñi gën a ñàkk solo laa bokk ba ñu tëjee Kaaba gi am na organisation islamique mondiale bu nekk fii sant na moom bind ci rapport bind naa ci ay journaux yu bari publier ko kon l'islam dafa am ba kon ma tax ma bëgg a wax impactivité wala impact réciproque parce que l'islam aussi du nekk kuy subir rek l'islam dooleem passé na foofu. dañuy gis ne ci côté négatif bi toujours Covid bi daf ñoo imposer li nga xam ne ni moom la ñuy tuddee distanciation professeur waxoon na ne distanciation sociale la ñuy wax ba ci yàgg ñu naan physique ak et cetera ak tabaawut baynal bashar tabaawut boobu dañ koy mën a jàng ci niveau yu bare bare foofu kon daf ñuy fàttali rek yow ma waxi suñ borom ja yow ma yafirul mar'u min axiihi wa nangam joojee kon dafay mel ni loolu nga xam ne corona moo ñu ko imposé kon daf ñuy fàttali bis boobee kon léegi loolu beneen aspect la nga xam ne talaaxum bi nga xam ne ni moo doon am diggante doomu aadama yi talaaxum boobu dafa commencé wàññeeku bu baax a baax kenn ku ci nekk ma ngay jiima moytu moroomam au moment où jaxasoo googee dafa am lu bëri loo xam ne nii doon na ko def ci dunduk doomu aadama yi
masalan gis nañ ay xamalaat tadaamuniya yoo xam ne nii lislaam dañu ko jàngaloon bu yàgg-yàgg masalul muminina fii nangam wa fii nangam wa fii nangam ka masalil jasadil waahidi joojee waaye bi corona ñëwee yooyu yëpp jëmmalaat nañ ko masalan tuddoon nañ fi misaal bi nga xamee ne ni Serigne Mountakha joxe na ko dès le départ rek mu gis na jafe-jafe yi bari na sur le plan économique donc mu génnee lu am solo ak dund bu bëree bëri ñu séddale ko néew joole yi ñu def ko foofa def ko ci yeneen barab yooyu yëpp lu am solo la Serigne si joxe ay dog ñenn ñu joxe ay ñaan ñenn ñu digle ay sarax ñu dem ba Donald Trump bëggumul dara sax nee na nañu daje joxe jàppoon na date boo xam ne nii moo nekkoon defe naa le 15 mars 2020 ñu ne nañ ci daje maanaam tàllal suñuy loxo suñu boroom ñu tudde wada yaddallaahi ashaafi ala shahbi ummatina maanaam yow bis boobu dañ ciy ñaan yàlla mi nga xam ne nii mooy boroom loxo bi nga xam ne moo mën a faj maanaam mu teggal ñu lii nga xam ne teg nañ ko bu ñu demee nag ba ñooñu nga xam ne gëmuñu woon lu dul àdduna wëlbati ko xam ne nag suñu boroom am na fi kon ndekete corona bari nay lor waaye nag am na côté bu mu amee njariñ. bég ci sopp yi nga xam ne ñooñu jiitu ci waxtaan wi man nga wax ne damay wane na rek teew naa mais li ma waroon wax yëpp daanaka ñoom wax nañ ko di sant yàlla ñaan yàlla mbas mi yàlla na ko fi yàlla jële ñaari point rek laay wax bi ci jëkk mooy li xew ni du affaire crise sanitaire wala bu sociale mais crise civilisation la àdduna bu mujj bi ñu tabax nii dafa am ay kenn yoo xam ne yi mooy yi ko yenu kenn yooyu moo dem ba yóbbu ñu ci situation bi dinaa ci tudd ñetti kenn yu mag kenn bi ci jëkk mooy li ñuy tuddee le scientifisme absolu nit foog na ne mën na régler mbiru àdduna yépp à partir de la science donc lu dul science bu mu dugg ci doxalinu àdduna loolu njuumte li feeñ na bu baax a baax ci li xew nii ñaareelu kenn bi mooy kelu bi nga xam ne dañuy doxal àdduna tudd am ay tënk c'est-à-dire nit lu mu bëgg rekk mun na ko def lu mu xalaat ne loolu baax na looloo baax lu mu xalaat ne looloo bon lu mu bëgg a def na ko def te àdduna li koy équilibré mooy tere yi ak digle yi wa kullu shay'in indahu bi miqdaar bu tegre amul digle amul alors léppay jaxasoo kenn ñetteel bi mooy li ñu wax nga xam ne nit lu ko guidé léegi mooy consommation bu amul fu mu yem loolu moo indi nit ñi dajji écosystème bi ba lenn lu ne fu mu waroon tëdd du fa bu ko defee lépp jaxasoo li doon dem ci mala yi di ñëw ci nit ñi li ñëw ci nit ñi di dem su mala amatul espace su mala amatul espace su nit moo tax jàngoro yeeg jaay yëpp ànd dajaloo di dal ci kaw adama nga xam ne nit ñi li ñu consommer soxla li ñu produire ci recette soxlawuñu ko fii mu ne nii booy seet àdduna bi nu wër népp def nañ ko fer ak béton nga xam ne garab amatul fu garab ne woon gor nañu ko mala yi sax amatuñu fu nu dunde léegi da ngay gis benn waay boo xam ne bi benn pantre la am bokk ko ki mala ki yooyu doo xam fu muy teg mala yi ci kaw ak ci biir bu ko defee yooyu mooy yi nga xam ne mooy keno yi tabax civilisation bu bees bii nga xam ne mën nga wax ne ñetti téeméeri at yu mujj yi ci la ñu newoon ba bàkku ne tër nañu àdduna yoon wi mooy liy dem borom bu wan ñu ne yoon wi andi na ay limitam beneen bi mooy discours islamique bi ñi ko yenu ndeke duñu ko du ñi ci fës ñu leen di déglu pas forcément ñoom la ñu war a déglu ndax bi mbas mi tàmbalee njaxas mu bari ngay dégg ci masail fiqhiya yoo xam ne ku am njàng mu néew alors di nga ko régler beneen bi mooy acteurs yi nga xam ne presque ñoo grillé liñ doon def mais ay activistes lañu yoo xam ne yi coow li am Dakar yëpp pour ñu ubbiwaat jumaa yi mais ay activistes lañu yoo xam ne yi kenn xamalu leen benn responsabilité religieuse bu leen war a may ñuy yenu ay questions yu toll noonu ci société loolu day wane alors l'organisation sociale
organisation religieuse bi ñu war a am ci dëkk bi war nañ ci dem ci créer benn coordination boo xam ne bii question yu mag yi jullit ñi dinañ fa dajee di waxtaan. dahawtuka al-yawma salatan bis-salam lahu فليستجيب دعائي يا سلام. waxe ñun soxna yi dañoo mën a fo wala dañoo mën a taxawaal laa ko mën a tuddee ndax bu fekkee dañuy def suñu yooyu ñuy def mën nañu koo fanaane bu bët set te ñu ngi ko doon def nag ci biir corona bi mais dañ ko doon def ci système boo xam ni gaaw gi muy gaaw ak organisé bi muy organisé ma xam ni kon ñi li ñuy def ñoo ko tey kon corona moom indi na foofu jaanib ijaab yi ndax man dund naa ko benn xew-xew boo xam ni daan nañ ko def fanaane ko bu bët set te def nañ ko ci ñaari waxtu lañu fa doon joxe rek la ñu joxe kon kooku jaanib ijaab yi la. beneen bi mooy ci côté set gi ndax l'islam moo ñu ko jàngal bu yàgg waaye corona bi mu ñëwee jaanib ijaab yi la indiwaat ci que ni kon set moom dafa jaadu. ñàkk a joxante loxo moom ku jàng sax histoire Sénégal bu njëkk xam ne jigéen ak jigéen sax daaw ñu joxante loxo waxuma laa góor ak jigéen bi corona ñëwee tere ko kon kooku jaanib la boo xam ni jaanib ijaab bi laa ko mën tuddee. man nag synthèse bi may def ci waxtaan wi damay boole rek tënk yooyu yëpp am benn jàngat bu ndaw boo xam ne bëggoon nañ ko ci def te bëgg mbokk yëpp bàyyi ko xel d'abord jotaay bu mel nii. ay doomi daara toog di aborder ay questions scientifiques di wax ci wàllu pandémie ak impact bi mu am ci société bi li jàpp naa ne mi ngi door a am te corona bi aussi moo ko fi indi mais ñi toog fii te doon ñu defal waxtaan yu am solo yi man pour man benn échantillon la ci benn catégorie ci société sénégalaise boo xam ne li ñu génnee fii tey yaakaar naa professeur Djibi Diakhaté mu ñu yàgg a dégg bëgg naa itam mu bàyyi xel loolu moom ndax jàpp naa ne moom itam ci même école bi la génne wante nag xëy na jaar-jaar yi moo bokkul mais bu dégloo mbokk yi ak li ñu génne fii tey liñ ci mën a jàngate mooy war nañoo xoolaat ñun ñi nga xam ne ñooy réclamer ne ci daara ji la ñu génne suñu place ci société bi ñu gën a fësal xam-xam yii gën a jege population bi gën a jël en charge seen dundin ndax li ma dégg fii wax dëgg yàlla awma sikki sàkk ne ci ñii ñu fi teg képp koo fi joxoon am réew dina ko jiite koo fi joxoon ministère dana ko doxal koo fi joxoon ab direction itam dana ko doxal gisuma benn différence ci li ma fi dégg nii ak li ma daan dégg aussi ci borom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi daan jaar. naa rek damay wax ci benn point boo xam ne dégguma kenn wax ci comme temps bi dafa gàtt. benn point bu am solo ci jamono jii na mas mi ak réyaayam bii ak bis bii ak réyam bii waroon nañ fee tudd vaccination te dégguma ko waaw xanaa nit ñi dañoo ragal vaccin yi war nañ cee wax ñu xool ndax dañu koy defam duñu ko def borom xam-xam yi fi jaar wax lañ ñu ndax dañoo war a vacciner wala dañoo war a toog ndax. ubbi nañu bunt yi ndaje yi commencé waat na daayira guddi àjjuma yi commencé waat na est-ce que ñun dañoo war a jaxasoo rek fàtte mbas mi doonte jógewu fi ñëpp xam nañu jógewu fi wàññeeku na nag waaye man damaa jàpp ni man li ma jàpp sama xam-xam bu gàtt mooy nit ñi dañoo war a dem vacciné wu ji alhamdulilah kon na ñëpp dem vacciné wu ji loolu mooy dëgg scientifiquement wane nañ ñu amul benn danger amul benn toxicité efferalgan sax nit da koy naan feebar man mii de efferalgan codéine fu ma ko naanee feebar naa fu ma ko naan damay feebar codéine bi baaxul ci man kon noonu la vaccin di def ñenn ñi rek waaye du ñëpp la koy def. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin dajewoon nañ fi démb ubbi jotaayu 18e forum islamique pour la paix dajewaat fi tey ngir tëj jotaayu 18e édition islamique pour la paix démb la woon bi si ubbite gi xam ngeen ni kilifa yu bëri yebal nañ fi ay ndaw. Cheikh Mouhamadul Mountakha yebal na fi taawam Serigne Kosso Mbacké am na délégation mag bu jóge Tiwaawoon Cheikh Ahmed Tidiane Sy ibnu Cheikh Abdoul Aziz Sy jiite woon ko jiite waale aussi cadre unité de l'islam délégation mag jóge woon na Ndiassane
ki ko jiite woon mooy porte-parole xalif général de Ndiassane. délégation mag jógee Thiénaba ki ko jiite mooy Serigne Madické Seck. délégation mag aussi jógee ci njiitu réew mi le président Macky Sall ki ko jiite woon mooy l'envoyé spécial du président le ministre d'État Cheikh Kanté ànd ak ñetti ministre ak ñaari député ak benn ambassadeur. ak association islamique yu bëree bëri ak représentant kilifa diine ak kilifa aada. tey ji nag ñu daje woon fii doon waxtaanee mbirum Covid bi ak jeexital yi nga xam ne def na ko ci àddina rawatina suñu réew mi nga xam ne moom lañu gën a xam ci wàllu diine doxinu diine ji ak ci wàllu social ak ci wàllu économie ak ci wàllu éducation. ñoo ay borom xam-xam ñu ràññiku traité thème yi lu mat juróom-ñetti borom xam-xam yu xam ci réew mi xam nañ ci njàngale ak gëstu ak tasaare xam-xam bu leer. loolu nag bi ñu xam mbir bu nekk bu ñu koy tëjee dana am ay dénkaane yooyu nag bokk na ci maanaam rafetlu nangu gi nga xam ni ñu doon bëgg indi fitna ci réew mi nangu nañ ko ci ñaanu xalifa bi ak ñaanu kilifa diine yi muy mbir moo xam ni dal na xel ndax loolu aussi day wane ni Sénégal réew mu nangu kilifteef la. ba ca des it sant bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha ci taxawaayam bu rafet ci feebar bii ba mu tàmbalee muy kat ay mi yu bëri joxe ba pare nangoo takk masque ci mag moo xam ne ëppal na juróom-ñetti fukki at bi nee ba ci digg bi am malade yu bëri yu nekk Touba muy togg di leen jox bés bu ne bi nee ba mu catee mu yëkkatiwaat alal joxewaat bi mu demee ba xew-xew bi amit am ñu ci loru wala ñu ci faatu mu yëkkati juróom fukki million jox leen ngir ndàmpaay waaye masawu leen waaye dénkaat nit ñi ñu moytu fitna ndax fitna baaxul. waaye forum bi it ñu ngi métti du liy xew Palestine muy réewum jullit réewum lislaam moo xam ni jot nañu am seen indépendance nga xam ni tey jii defe naa amul benn réew ci àdduna bi boo xam ne amul indépendance te réew moo xam ne réewum jullit la donc noot gi ñu leen di noot fu jullit nekk di waxtaan lu mu ruqi-ruqi lu mu sori sori war naa yëkkati kàddoom addu solidarité am ak taxawaayam ak bëggam ci Palestine ak bëggam ndax la fa nekk ndax moom ba xutsu ba fa nekk rek jar na loolu wax na ma nag ñu ay jullit forum bi aussi ñu ngi saluer ubbi ko gi nga xam ni son excellence le président de la République def na ko ci nangoo waxtaan ndax xam ngeen ni kilifa diine yi keroog lu jiitu ñuy daje ci institut islamique dañoo dem waxtaan président de la République kon kooku wane na ni kuy déglu la te suñu borom subhanahu wa taala moo ne wa amruhum shura baynahum mbir mu mën na noonu muy jàmm muy ay suñ ko waxtaanee rek buntu am kon nag su forum bi ci ñu fi daje woon ñëpp ñu ngi rafetlu ubbi ko nga xam ne son excellence def na ko ci loolu. forum bi aussi ñu ngi sant son excellence président de la République ci taxaw gi muy taxaw at mu jot wax naa ko démb at mu jot mu taxaw dugal loxoom ci lii ndax lii bi ñu koy def ca tàmbali ab ONG moo ñu ci daan dimbali ONG boobu dem ba tële ñun aussi ñun bëgguñoo taxaw ndax liggéey bi saa moo taxaw waaye son excellence at mu jot mu yëkkati alal def ci te xam nga ni forum bi ñaari fan lañ fi def am na ci ñoo xam ne fi la ñu leen logé ci hôtel bi am na ci ñoo xam ne démb ak tey fi la ñuy xéwloo ñu sant Ñang ñu sant Jaañ waaye tey jii participants yëpp fi la ñuy xéwloo donc loolu alal la koy def te participant bu nekk dañoo jox paas bu la yóbbu ba fa nga jógee woon conférencier yi naka noonu loolu nag bu ñu ko mënee si réussir dañoo am ay partenaires yu dëgër partenaire bi ci ëpp bi ci jiitu nag mooy son excellence le président ñu koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla mu gën koo dëgëral gën koo kattanal ci gàttal daal loolu mooy recommandation yi ñu fi def di ñaan yàlla mu may ñu def fekk ko na gën a déwén ñaan yàlla di remercier aussi conférenciers yi ndax am na ci ñu jógee Kokki am ñu jógee Louga am ñu jógee Ndar am ñu jógee Touba ñoom docteur Sambousso ak docteur Mokhtar Lo di profité aussi di féliciter suñu xarit docteur Mokhtar Lo nga xam ne semaine bii ñu génn daa dem Libye mu naaxase doctoram ba jël ko ci bi taxadir Mumtaz parce que mënoon na ne Libye ñu ngi ci guerre wala Libye ñu ngi ci fitna waaye gëm xam-xam moo tax mu défier loolu yëpp dem ba Libye te moom aussi chaque année day jàppalante ak ñun ci liggéey bu tedd bi kon naa ñu ngi gërëm waa Sénégal di gërëm suñu mbokk journalistes yi rawatina su ma tuddee kenn ñu ci yes mer ñu ngi gërëm daal journalistes yëpp di ñaan yàlla mu may ñu yàgg koo fekkee yàgg koo tal waaye journal yi nga xam ne télévision yi nga xam ne aussi dañ koy génne intégralement spécial ci ay pages spéciaux xam nañ seen bopp xam naa ne maa ngi leen di beral nuyoo di leen beral gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah